salaamaaleykum mbokk yi maa ngi wuyoo si turu Hamadou Sabally bokk si commission juridique maanaam kuréel buy saytu wàllu yoon bi bokk si mouvement des cadres bu Pastef France. ñëwoon di waxtaan ak yéen tey si lu soxal marché public. marché public baat la bi nga xam ni bëri na loolu lañ koy dégg si xibaari réew mi ci lu yàggul dara coow bu mag jógoon na fi bi nguur gi jëndee ceeb ak ay yeneen ñam pour yóbbu ko si gox-goxaan yi jox ko ñu néew di doole yi bi mbas mi xewee coronavirus. yàggul dara tamit fan yi yéen a ngi dégg beneen problème si wàllu marché public bi xew diggante Senelec ak këru liggéeykaay bi ñu naan Akilee. marché public donc nekk li am solo si suñu réew li nga xam ne dañ ko war a waxtaane pour leeral askan wi. marché public suñu sukkandikoo si rapport mbootaay bi ñuy wax autorité de régulation des marchés publics si atum 2017 wane na ne lu ëpp 4000 marchés publics jot nañ ko passé si réew mi loolu joxe 1500 milliards si suñuy koppar 1545 milliards exactement. suñu waxtaan nag dañ koy def si juróomi ponk. lan mooy marché public lan mooy mébétu marché public lan mooy piliers yu fondamentaux yi nga xamante ne ñoom ñoo lan ni marché public doxe marché public nan lay doxe exactement ak lan mooy cooxe lan mooy lacune problème yi am si marché public Sénégal. lan mooy marché public mbokk yi marché public si gàttal mooy nan la nguur gi di def pour jënd lu yomb si moom si këru liggéeykaay wala tabaxlu wala jënd marchandise wala tabaxlu wala commande service loolu doon mooy marché public. ndaxte man yéen ak ku ne suy jënd dara faw mu waxaale bi li koy indi mooy da ngay bëggul am lu am qualité lu am maanaam bu pare yomb si yow. nguur gi tamit puisque xaalisu askan wi lay gérer nguur gi amul xaalis boppam charte réew mi dañ ko forcer dañ ko obligé suy jënd wala suy tabaxlu mu organiser benn jongante si diggante këru liggéeykaay yi pour mu xool si ban këru liggéeykaay moo koy proposer lu yomb. lan mooy mébétu marché public léegi marché public maanaam day am na ñeent mébét si gàttal bu si njëkk mooy efficacité de la commande publique maanaam nguur gi wax naa ko sànq nan lay def pour jënd li nga xamante ne méngoo na ak moom bëgg-bëgg si délai yu mu ko bëgg ak budget koppar bi nga xamante ne moom la prévoir moom la dencoon pour def liggéey boobu wala am marchandise boobu. bonne utilisation des deniers publics maanaam mooy ni nguur gi di def pour xaalis bi ñu ko dénk mu jëfandikoo ko si anam yu jaar yoon. développement des PME maanaam marché public yëf la bi nga xamante ne su nguur gi mun na ko jëfandikoo pour dooleel këru liggéeykaay yu ndaw yi nekk si réew mi. ma jox leen si misaal bu ndaw li ñuy wax allotissement si marché public maanaam nguur gi su buggee tabax benn école mën na jël gros œuvre bi maanaam fondation yi ak mur yi dénk ko benn entreprise boobu kooku moo gagné marché bi. léegi lu si des ay table banc mun ko jox benn menuisier bu nekk si gox bi mur yi ak clôture bi mun na ko jox yeneen maçon grillage yi mun ko jox yeneen soudeur métallique. ñeenteelu mébét bi mooy bu si mujj mooy préférence nationale maanaam nan la nguur gi mun na utiliser marché public mun na ko jëfandikoo pour jiital suñu këru liggéeykaayu Sénégal ak yu UEMOA maanaam Afrique sowu jant puisque Sénégal si la bokk. donc benn marché public su amee nguur gi am na sañ-sañ jox ko ay waa réew mi wala boog jënd marchandise yi nga xamante ne waa réew mi ñoo koy defar wala waa Afrique. léegi lan mooy principe fondamentaux piliers yi nga xamante ñoom ñoo gën a am solo yu laal marché public ñetti la rek bi si njëkk mooy liberté d'accès des entreprises à la commande publique maanaam këru liggéeykaay Sénégal yépp am nañu sañ-sañ bokk si marché public pour gagner contrat yi mënuñu ko xañ benn entreprise. deuxième bi mooy dañu war a yemale këru liggéeykaay wala ñu si génne kenn wala ñu si bundu xatal kenn. ñetteel bi mooy transparence maanaam nguur gi dafa war a leeral ay chartes yu leer nan lay passé marché bi loolu dañ ci ñëwaat si kanam. léegi ñetti charte yooyu suñ si jalgatee benn rek marché bi day nul maanaam marché boobu dootul valable. léegi marché public nan lay doxee mbokk yi
comme ni ma ko waxee lu gën a am solo ci marché bi mooy jongante nan la nguur gi di organiser jongante bu leer diggante këru liggéeykaay yi ñi nga xamante ne mën nañu ko tabaxal wala jaay ko daal. balaa muy organiser jongante bi kuréel bi nga xamante ne moom moo soxla marché public su nekkee nguur wala mairie bokk dafa war a xam bëgg-bëggam besoin mu définir ko lu leer mu xam lu mu bëgg exactement lan la. su loolu weesoo dafa war a xayma marché bi ñaata la toll si suñuy koppar ndaxte loolu dafa am solo ni règle yi di doxe si misaal marché bu dee marché tabax la su eggee 70 millions wala su nekkee marché service wala jënd marchandise su eggee 50 millions nguur gi dafa war a organiser benn jongante bu rëy bu yaatu diggante këru liggéeykaay réew mi yëpp. léegi su xamee loolu yëpp dafa war a jël xibaar boobu maanaam moom soxla na marché public si yan anam la ko soxla si ban délai la ko soxla mu def loolu si benn journal mu yëglu ko këru liggéeykaay yi wala boog ñu taf ko si benn gouvernance wala benn mairie. te app bi nga xamante ne moom la ñuy jox entreprise yi këru liggéeykaay pour ñu bind seen i mën-mën ñu wane lan la ñuy mën est-ce que mën nañu gagner contrat bi app boobu si fanweeri fan la su app boobu jeexee dina am benn ay nit dañuy dajaloo si ki nga xam kuréel bi nga xamante ne moom mu bëgg marché bi commission boobu commission des marchés publics la tudd. ñooñu ñoo war a ubbi xool enveloppe yi entreprise yi yónnee ubbi ko xool ku nekk lan la proposé. te keroog bu ñuy ubbi lettre yooyu dafa war a nekk public maanaam ñëpp a ko war a teewe entreprise bu nekk bi nga xamante ne jotoon na yónnee lu mu mënoon def dañu war a teewe ubbi enveloppe yooyu. su ko defee commission des marchés publics boobu dafa war a beru toog càmbar bu baax jàngat entreprise yépp lan la ñu proposé pour tànn si benn bi nga xamante ne moom moo gagné marché bi ndaxte lu mu proposé nguur gi yomb na si njëkk wala délai yi baax na ak qualité bi baax na et cetera. su ko defee nguur gi attribué marché bi joxe marché bi entreprise bu ko gagné ba pare nag entreprise yi nga xamante ne gagné wuñu marché bi am nañu sañ-sañ laaj lan moo tax gagné wuñu marché bi. su ko defee kilifa gi nga xamante ne moom moo jiite kuréel boobu bu passé marché bi daf leen war a tontu bind leer si courrier gagné wu leen marché bi ndax lii ak lii moo tax. su boobaa këru liggéeykaay am nañu sañ-sañ tamit jël kayit boobu dem ñaxtu ji seen réclamation si autorité de régulation des marchés publics. léegi nan la ñuy contrôler marché public mbokk yi dafa am nan lañ koy saytuwee nan la ñuy càmbaree marché public est-ce que jaar nañ wala jaarul yoon. ñaari contrôle ñoo am dafa am contrôle a priori maanaam contrôle bi nga xamante ne balaa ñoo signé marché bi contrôle boobu si lay amee contrôle boobu ëmb na ñaari contrôle yi. bu si njëkk mooy bépp marché bu am importance koppar par exemple bépp marché bu am 300 millions ministre des finances dafa war a signé mu approuvé marché bi. bu dee département yi ñoo passé marché bu su amee 100 millions préfet bi daf ko war a approuvé bu dee si mairie yi la 15 millions. beneen contrôle bi mooy balaa ñoo signé marché bi toujours am na benn kuréel bu ñuy woowee direction centrale des marchés moom dafa war a joxe xalaatam joxe avion si marché yu am solo yi nga xamante ne nguur gi da koy passé. wala boog nguur gi su buggee jox benn contrat marché jox ko benn këru liggéeykaay képp fekk amul jongante. loolu moom jaaduwut loolu su ko bëggee def il faut que direction des centrales des marchés publics joxe si xalaat ne ko loolu mën nga ko def am mënoo ko def. léegi beneen contrôle bi mooy suñu signé marché bi ba pare suñu ko passé beneen kuréel bi ma doon wax sànq mais autorité de régulation des marchés publics moom am na sañ-sañ àtte maanaam entreprise yi nga xamante ne kontaanuñu dañu rejeté seen i offre ñoom gagné wuñu marché bi mën nañ dem si autorité de régulation des marchés publics ñaxtu fa seen i réclamation autorité boobu am na sañ-sañ àtte. waaye nag atte bi su fekkee ne këru liggéeykaay ñoo jalgati yoon kuréel boobu autorité de régulation des marchés publics mun na leen teg daal mun na leen tere ëllëg ñuy bokkaat si yeneen marché wala boog mun na leen amende lu toll ba 5% seen i chiffre d'affaires maanaam lu ñuy gagné. su fekkee nag léegi waa nguur gi ay fonctionnaire wala agent public ñoom ñoo jalgati yoon yi si marché public bi autorité de régulation des marchés publics amul sañ-sañ dégg leen daal lu mën a def rek mooy jël enquête bi jël dossier bi jébal ko këru àttekat justice. léegi mbokk yi fa la ñuy mujjee lan mooy marché public Sénégal lan mooy manquement yi lan mooy
si lan la sooxee si yan domaine ñu lim si yu néew dafa am yu ñu njëkkee mooy droit de validation gouvernementale sànq maa ngi koy wax gouvernement tey su buggee joxe benn marché public te fekkee organiser wul joŋante diggante entre mënoo ko def parce que règle yi permettre na su amee urgence su amee benn urgence bu gaaw nguur gi mën na ko def mais il faut que direction des centrales des marchés publics joxe si xalaatam te loolu nag lu ñu seetlu mooy code des marchés publics bu Sénégal nguur gi def siy jaare pour jalgati marché yu bëri maanaam direction des marchés centrales des marchés bi ma wax nii su ne nguur gi déedéet marché bi mënoo ko jox benn entreprise bi la neex mais da nga war a organiser jongante nguur gi day dem direct ci autorité de régulation des marchés bu nekk si kawam pour ne kooku na valider marché bi na dëggal marché bi donc loolu dinaa si ñaari misaal yu marché bi si am soo leen demee autorité de régulation des marchés publics joxe na benn décision 18 mars bii 2020 bu ñu génn si ñaari marché bu si njëkk am na benn marché buy jar 80 milliards bi nga xamante ne dafa soxal tabax ay bâtiment si ay université Diamniadio ak université yi nekk si biir dëkk bi marché boobu direction centrale des marchés dafa expliquer ministre de l'enseignement supérieur ni marché bi da nga war a organiser jongante waroo ko jox entreprise bu la neex ministre bi nangut loolu premier ministre bu Abdallah Dionne mu dem autorité de régulation des marchés publics mu ne ñooñu nañ dëggal marché bi te ñooñu yoon mayu leen ñu bañ waaw su nguur gi demee rek ne leen dëggal le marché bi ñoom dañuy dëggal marché bi ils sont mis devant les faits accomplis deuxième marché bi mais benn marché bi ngeen di dégg temps yi tamit boobu tamit yàggul Sénélec 36 milliards Sénélec dafa jox benn marché société bu ñuy wax Excelec pour tabaxlu ay poteau lampe yi nga xamante ne en béton la 2500 poteau lampe pour 36 milliards marché boobu tamit direction centrale des marchés dafa ne marché bi il faut ñu organiser jongante ministre bi dem direction centrale des marchés mu jékki avis boobu mu dem autorité de régulation des marchés kooku dëggal marché bi valider marché bi léegi beneen cooxe bi nga xamante ne mu ngi si marché public Sénégal mooy li ñuy wax offre spontanée mooy la sànq soo leen ko seetlu wax expliqué naa ni marché public faaw nguur gi am lu mu bëgg a def mu leer ko moom bu pare mu am xaalisam fay ko benn entreprise kooku defal ko bu mu organiser laata mu organiser jongante ba pare léegi offre spontanée mooy la benn entreprise day jóge te lu si ëpp ay entreprise bu bitim réew lañu dañuy jóge fële ñëw ne nguur gi man de jàpp naa ne mun naa la tabaxal stade wala mun naa la tabaxal arène nationale wala mun naa la tabaxal lii ak lii te am naa xaalis bi parce que offre spontanée bu balaa moo am il faut marché bi yegg si 50 milliards suñuy koppar te loolu nekk lu doy waar ndaxte loolu ay bor la ndaxte entreprise bi day dem xool banque bu ko neex ñëw financer tabax bi financer stade bi wala boog financer gare bi su paree mu jaay ko état bi ci lu gën a cher loolu nekk lu extraordinaire lu doy waar offre de spontané yi parce que day tax ñun suñuy entreprise yooyu yi def offre spontané ay entreprise bitim réew lañu ay turc la ak ay chinois soo leen ko seetloo depuis 2014 infrastructure yi ñuy fiy tabax yépp ay chinois lu si ëpp ay chinois ak ay turc ñoo koy tabax entreprise bi day ñëw jël banque si réewam banque bi lebal ko mu tabax après jaay ko nguur gi lu cher loolu tamit bokk na si li nga xamante ne moom moo indi difficulté ay tolof si boru réew mi 2014 bi Macky Sall defee sañ-sañu offre spontanée boobu si suñu code des marchés publics madame Vera Songwe bi nekkoon directrice des opérations banque mondiale si Afrique bind na benn lettre ne marché yooyu baaxul nu ñu koy doxalee baaxul pour suñuy économie baaxul pour suñuy réew ndaxte marché yooyu mécanisme yooyu nit ñi dañ koy critiquer Angleterre fi mu juddoo ak France ak fépp donc suñu réew yi loolu mënu si baax ndaxte baaxul feneen mënul baax suñu réew wala boog même suñu koy def dañ ko war a encadrer si encadrement boobu nag rapport bi nga xamante ne conseil économique social et environnemental bind na ko si atum 2015 moom dafa bind lu leer mu ne retirer l'offre spontanée du code des marchés maanaam offre spontanée dañ ko war a génnee code des marchés atum 2015 ba atum 2018 nguur gi passé na 422 milliards si ñu xaalis si mécanisme yi si offre spontanée atum 2017 95 milliards beneen cooxe bi nga xamante ne moom mooy gàllankoor marché public yi dañuy seetlu ne fonctionnaire ak agent public nga xamante ñoom ñooy liggéeyal nguur gi dañu am
presque benn kiirlaay benn immunité juridictionnelle buy tere ñu teg leen daan ndaxte comme ni ma ko waxee direction centrale des marchés moom xalaat kese lay joxe te xalaat boobu nguur gi mun na ko jéggi ba pare su demee autorité de régulation des marchés ñooñu amuñu sañ-sañ teg daan ñi nga xamante ne ay agents publics la ñu liggéey si nguur yi loolu nekk lu doy waar te ñëpp seetlu nañ ko depuis lu yàgg ay at yu bëri a ngi nii presque sanctionné wuñu kenn si réewu Sénégal procureur saisirul kenn ki nga xamante ne marché yi bëri na marché yi nga xamante ne bëri na corruption mais sanctionné wuñu si kenn donc ay règle ay charte su amee nit ñi am sañ-sañ di ko jalgati ba pare loolu daan doo si am loolu day nekk lu doy waar marché public comme ni ma ko waxee depuis sànq xaalisu nguur gi suñuy xaalis yépp peuple Sénégal lañ koy utiliser justement 32% décision yi nga xamante ne autorité de régulation des marchés publics moo koy rendre 32% yooyu yëpp lan la concerné mooy nan la nguur gi di def pour jéggi avis yi nga xamante ne direction centrale des marchés moo koy joxe pour ne leen il faut ngeen organiser jongante donc 32% loolu nekk vraiment chiffre bu doy waar te marché yi nga xamante ne nguur gi da koy organiser sans pour autant mu am jongante si diggante këru liggéeykaay marché 15% téeméer marché yoo leen jël 15% yëpp ay entente directe ay négociation directe ministre bi mooy jóg dem xool entreprise bu ko neex dénk ko marché bi si conditions yi kenn xamul loolu tax ba présidente bu nekk OFNAC ñu koy Seynabou Ndiaye Diakhaté waxoon na fi en décembre 2019 nee na niveau de corruption guerre bi dafa jéggi dayoo si marché public bu Sénégal loolu tax na ba entreprise yi nga xamante ne ñu ngi si réew mi ñoom bugguñu jalgati yoon yi bugguñu def guerre autorité kilifa yi réew mi dañ leen di écarter di ñuy dindi entreprise yooyu si liste yi nga xamante ne entreprise ñoo mën a gagner marché ñoom dañ leen di écarter si marché yi loolu waxu Seynabou Ndiaye Diakhaté la donc mbokk lii lañ leen indiloon si waxtaan bi si marché public suñu mébét moo nekkoon rek leeral askan wi lan moo soxal marché public ak nan lay doxee pour que ëllëg soo leen déggaatee marché public ngeen xam ne marché public boobu lu mu ëmb mooy suñu alal la ngi si marché public yëf la bi nga xamante ne këru liggéeykaay yëpp a si yem ñoom ñëpp a am sañ-sañ jongante gagné marché yi ndaxte marché public koppar nit ñi la ñuy utiliser koppar peuple Sénégal yëpp la ñuy utiliser pour di ko tabaxee pour ci jëndee marchandise ñu leen di jaajëfal si déglu bi te di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf